اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñi ngi koy yëkkati ci turu mbooloo mi nga xam ne mooy Kawadir al Mouridiya les cadres mourides nekk mbooloo moo xam ne daa sosu ngir sàmm li nga xam ne moom mooy nonal Serigne Touba radiyallahu anhu ci xam-xam. kàddu yi nag mbokk yi li waral ñu di ko yëkkati mooy dafa am benn vidéo boo xam ne mi ngi tasaaroo ci barabu jokkoowukaay yi nekk vidéo boo xam ne mat na fukki minute ak ñeent. vidéo boobu am na jëmm ju cay wax joo xam ne ku ko xool da nga xam ne daray diine nekkul ci moom, waaye da nga xam ne jikko ju rafet nekkul ci moom, waaye da nga xam ne ak ngor nekkul ci moom. vidéo boobu nag ki ko tasaare wala mu bokk ci ñuy dox di ko tasaare mooy ku ñuy wax Serigne Samb, ñu gën ko xam ci Abou Fatima, nekk noonab Serigne Touba ak yoonu murid. lay tegtale loola mooy bu yàggul fii saaga na fi Serigne Touba, loola firnde yi mi ngi fi ba léegi. waaye màggal ak Touba gi jàll am na lu mu bind loo xam ne daa wax ne ñay màggali Touba góor ña ak góor ña dañuy sëy, jigéen ña ak jigéen ña di sëy, ñuy naan sàngara ak di njaalo. tasaare na fi bu yàggut ay fan yu néew vidéo boo xam ne montage la, kàddu yoo xam ne Serigne Moustapha Sylla nekk ku ñu xam ci aar ak sàmm nonal Serigne bi da koo jëmale woon ci jeneen jëmm joo xam ne daa yëkkati woon ay kàddu yu ñàkki teggiin teg ko ci kàddu yu Serigne Mouhamadinil Muntaxa Bachir. kàddu yooya sëñ Moustapha Sylla doon wax moom la Serigne Samb indi complot monte ko jëmale ko ci Serigne Mouhamadinil Muntaxa Bachir. waaye li ci mujj mooy démb wala barki démb mu tasaare vidéo bi nga xam ne moom lay wax ci groupe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Maydaan Xorru li Saqaafa wa Siyaasa. te ba mu ko fa tasaaree la tax mu tasaare ko fa mooy ñaawal derab Serigne Touba radiyallahu anhu ak yoonu murid. la koy firndeel mooy yooya la yàgg di def te bi mu ko defee it rëccuwu ko, waaye dafa taxaw ci position bi nga xam ne ca la taxaw bal sax di gëmloo nit ñi ne Serigne Touba radiyallahu anhu daa bokk ci ñi nga xamante ne si dañoo yàq diine. kaddu yooyu nga xam ne nag moom la tasaari mbokk yi te jëmm jooja di ci wax la ca nekk ci ay xeetu kaddu yu bon ñu jëmale ko ci sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ak njabootam duma ci jaar, waaye rek man damaa wax la mu làmboo. mooy sëriñ bu mag bi limab ay soxnaam loolu la doon wax ne bari na lool, ay doomam muy wax ne bari na lool, waaye ci biir soxna ya mu ne am na ca ñett ñoo xam ne sax ñoom ñoo bokk ndey ak baay mu yorondoo leen. yii yépp nag bi mu koy wax mbokk yi bu fekkoon wax gi la rek sax manees naa wax ne mën naa bañ a àgg fenn fi, waaye da ko doon wax boole kook ay kaddu yoo xam ne ñaaw gi ak doy waar gi foo ko takk passé na ko mbokk yi. lii mu def nag am na yeneen mbokk yoo xam ne ñi ngi ci réew mi ñoo xam ne dañuy tudde woone ñoom ci lislaam lañu bokk, te fi'lan ci lislaam lañu bokk, ay juddit lañ comme ñun, waaye bunt bii dafa bokk ci bunt yi nga xam ne ñoom moom la ñuy jël di ko exploité ngir lan, ngir ñaawal Serigne Touba radiyallahu anhu ak li nga xam ne moom mooy yoonu murid. loolu nag mbokk yi moo waral ñu yëkkati sunu kàddu yii ngir leeral. bu ñu delloo ci taarix, ci histoire, ci lislaam danaan fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lum néew amoon na fukki soxna ak benn. loola nag ak jagleelam la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye loola kenn nii noonu yi def ci sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu defoon nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na noonu yoo xam ne
dañu doon jël ay kaddu yu ñaaw kaddu yu doy waar di ko jëmale ci derab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci lislaam jaare ko ci bunt bii nga xam ne moom mooy ay soxnaam yu bari te fekk loola ak jagleel la ko suñ borom defal. kenn ci jullit ñi sañu te am lu ëpp ñeenti soxna léeg-léeg nag nit ki mën naa am ay soxna yu baree bari ñu limal ko te fekk ñoom fekkante wuñ fa. loola dina ci indi ay firnde yoo xamante ne si yenn yi ci ay saxaaba lay doon yenn yi ci ay jëmm yoo xam ne jëmm yu baax lañ yoo xam ne yu nu xam lañ ci lislaam. Seydina Umar ibn al-Khattab day amoon na lu mat juróom-ñeenti soxna. Seydina Ousmane amoon na lu mat juróom-ñeenti soxna. Seydina Ali amoon na lu mat juróom-ñeenti soxna. Zubayr amoon na lu mat juróom-benn soxna. Abdurrahman ibnu Awf amoon na lu mat ñaar fukki soxna. lii ma wax nag boo demee ci téere bu ñu tuddee ar-Riyad an-Nadira fi manaqib al-ashra danga ko fa fekk bu ñu jëlee ku mel ni ki al-Hasan ibnu Ali moom day amoon na ci ay soxna loo xam ne lu mu néew mat na juróom-ñaar fukki soxna. lii boo demee ci siyaru a'lami nubala danga ko fa fekk. Mughiratu ibnu Shu'ba moom day lu mu néew amoon na lu mat juróom-ñaar fukki soxna. Hamad ibnu Salamata lu mu néew amoon na lu mat juróom-ñaar fukki soxna. kon nga gis ne ñi ñëpp amoon nañ lii ci ay soxna waaye weesuwul ñeenti soxna ndax lan mooy soxna yee ca boppam fekkante wuñ fa fekkante gu muy ëppee ñeenti soxna. bu nu ñëwee ci doom yi ñu doon lim Seydina Anas ibnu Malik day amoon na ci ay doom loo xam ne wax nañ ne mat na téeméer. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo ñaanaloon yàlla baril ay doomam waaye baril alalam. Saïd amoon na day lu mat fanweeri doom ak benn ci li ñuy lim. bu nu jëlee ku mel ni ki Abdul Qadir al Jilani moom day amoon na lu mat ñeent fukki doom. mbokk yi Serigne Touba radiyallahu anhu dundam gi yépp daf koo jox yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dundam gi yépp daf koo jox aw askanam mbokk yi wax ne ay topp yàllam yépp mi ngi ko tabax ci alquran ak ci sunna. wax ne engagé wu na te engagement mooy lan mooy taqoog alquran ak sunna. banaytu taatiya bi ittibaa'i bi dikri wa sunnati wal ijmaa'i daal di wax ne nawaytu wal a'malu binniyaati talaazumi alxadiisa kal aayaati daal di wax ne li ko tax a ñëw mooy yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu algarraa wa inni ahmadu wax ne diine judul diine lislaam sun borom gërëmu ko te moom lay yeesal. diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu. mbokk yi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne daf ne ak dundam mi ngi ko jeexal ci alquran ak sunna ak dundam daf ci yeesal diine te loola ay nit ñu jamonoonteeg moom ci réew mi ci bitim réew seedal ko ba Seex Sidiye ne ko yow day yaay ki yar kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay woon. anta al murabbi bima rabba al aminu bihi harfan bi harfin fama fi jili sarwaka. Seex Abdullahi Ñas ca Kawlax doomam Cheikh al Khalifa bindoon na ci turu baayam turu waajuram seedal sëriñ bi ne ko yow day alquran juy dox nga. huma aljalalaani tafsirun li mansibikum misbaaxu ilmin ka daw'i sobxi lammaahi. mbokk yi Sëriñ Tuubaa mii nga xam ne ñamu àndaloon daf leen a ànd ak ñoom ci alquran quranu ahmada la abghi bihi badalan bihi aqudu ila rabbil wara ulama. kon buñ ne def na loo xam ne lu wuuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xel mënu koo nangu jar naa leeral ak lim ci bind lépp ak lim ci wax ak lim ci jëf. sëriñ bi day weesu wutoon ñeenti soxna bi mu dem ci géej gi sax waajuru sëriñ Basiiru rekk la yoroon. bi mu ñëwee ci géej gi ba ni muy génnee àdduna ni mu fiy jógee di wuy ci boroomam weesuwul ñeenti soxna. lii ma lay wax demal ci téere bu ñuy tuddee étude sur l'islam au Sénégal ku ñuy wax Paul Marty def ko te mu nekk ci noon yi gën a noonoo Serigne Touba ak yoonu murit moom day seede ne Serigne Touba radiyallahu anhu roy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp ci lenn rek la ko royut moom mooy ci lan moom mooy ci ay soxna yu bari te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo jaboo. moom saxal na ne sëriñ bi radiyallahu anhu musul paase
musul weesu li nga xam ne moom mooy ñeenti soxna. beneen bi ci tege mbokk yi, sëriñ Mbay Jaxate day ànd naa ko taalibeem ñu dem ca sëriñ bu mag ba, kooko daan ne ko man day dama am ñeenti soxna ñu bëgg maa may beneen, nu may def? sëriñ bu mag bi daan ne ko boo ko defee day kenn mënulaa tee tàbbi sawara. kon mbokk yi, ndax kooku ci dundam dana weesu ñeenti soxna? njabootam it musuñu weesu loolu. dañu jël sëriñ Abdul Qadir dem leen gëstu, sëriñ Bachiru dem leen ngeen gëstu, sëriñ Fadal dem leen ngeen gëstu, sëriñ Shuaybu dem leen ngeen gëstu, sëriñ Murtada dem leen ngeen gëstu. ñii ñëpp kenn musu cee weesu ñeenti soxna mbokk yi. demal ci nga gëstu ci ñoo ñëpp, damaa tudd ñi rek waaye ak njabootam ñëpp laa mën a wax. mbokk yi, sëriñ bu mag bi nag këram am na njaboot yu fa daan nekk yoo xam ne mën nañoo nekk ay jigéen ñu nekk ci biir kër gi, te ñooña bokkuñu ci ay soxnaam. am na ñoo xam ne seeni waajur ñoo leen daan indi ci kër sëriñ bi ngir sëriñ bi boole leen ak soxna yi ñu man faa jàng, man faa amee yarab diine. léeg-léeg sax man nga fay gis ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay, te fekk kenn ka dafa nekk di jàng xam-xam ak di amee li nga xam ne moom mooy yarab diine ba mat a dem kër. mbokk yi, bokk na ci lënt bi nga xam ne indiwaat na ko te ñu bare bari di ci jaaree, mooy Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu daa boole ñett wala ñaar ñoo xam ne dañoo bokk ndey ak baay. loolu day ña ngi koy joxe misaal waajuru Sëriñ Saalix ak waajuru Sëriñ Abdul Ahad ak Sëriñ Shuaybu. soxna Fat Jaxate mooy waajuru Sëriñ Saalix, moom la sëriñ bu mag bi njëkk a yor, mu yor ko ay jamono. soxna si am na fa njaboot, waaye njaboot gi dañuy teel a dellu ba jëmmi jamono sëriñ bu mag bi bàyyi ko yor soxna Mareema Jaxate, daat cay am sëriñ Abdul Ahad. ba mu ci amee sëriñ Abdul Ahad daat koy bàyyi daal di jël soxna Fat Jaxate, daat cay am sëriñ Saalix, daat koy bàyyi daal di jël ki nga xamante ne si moom mooy soxna Mareema Jaxate, daat cay am sëriñ Shuayb. lii nag mbokk yi, kan moo ma mën a indil benn texte boo xam ne moo koy tere ci diine? li nga xam ne day moom la diine tere mooy nga boole ñaari mbokk ci benn jamono. nañu jël ku mel ne ki Seydina Usmaan boole woon na Roqaya ak Ummu Kalsum, waaye yorandoo wu leen woon ci benn jamono. ñoom ñaar ñëpp yoroon na leen waaye yorandoo wu leen ci benn jamono. nañu jël ku mel ne ki Sëriñ Daam Abdourahman, sëriñ bu mag bi joxoon na ko ñaar ci ay njabootam, soxna Musli ak keneen, waaye yorandoo wu leen woon ci benn jamono. lu mel noonu nag mbokk yi moom moo dal sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ci li may wax ak yéen. la koy gën a firndeel mooy nañu jëlaat waajuru sëriñ Fadal di soxna Awa Buso ak waajuru sëriñ Abdul Qadir di soxna Aminata Buso ak waajuru ak ku ñuy wax soxna Anta Buso. ñii ñëpp sëriñ Buso bi mooy seen waajur, te ñoom ñëpp sëriñ bu mag bi yoroon na leen waaye yorondoowu leen woon ci benn jamono. waajuru sëriñ Fàllu moom la njëkk a yor ba jëmmi jamono mu yeewi ko. ginnaaw ba mu yor waajuru sëriñ Abdul Qadir di soxna Aminata am ci sëriñ Abdul Qadir. ginnaaw ba mu yor soxna Anta. te léeg-léeg sax mag ñi nee nañ lañ gën a firndeel ne ñan daan yeewi mooy dañuy dem daarul alimul xabir ci sëriñ Daam. am na benn jamono waajur sëriñ Saalix ñëwoon na fii ci daarul alimul xabir ci sëriñ Daam Abdourahman, te wax nañ ne ku daan ñëw foofu rek mooy wane ne sëriñ bu mag bi moom day mel ni yoratu la. kon mbokk yi, lii ma wax nag bu ngeen ci bëggee am ay firnde ak tegtal yu leer nañ ñi, dem leen ngeen dellu ci ñaari njaboot yi. dem leen ngeen dellu ci njaboot ak njaxate gi nga xam ne fa la sëriñ Saalix Mbàkke bokk. dem leen ngeen dellu ci njaboot gi nga xam ne moom mooy njabootu Buso gi nga xam ne fa la waajuru sëriñ Fàllu bokk ak waajuru sëriñ Abdul Qadir ak soxna Anta Buso. ñaari njaboot yi nag mbokk yi dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu amoon solo lañ ci réew mi, ñoo xam ne bokk nañ ci njaboot yi gën a màgg, gën a baax, gën a tedd ci réew mi, gën a am diine ci réew mi. te sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ak mbaaxam taxoon na fépp foo xamante ni si dégg na fa ak mbaax dana jël ci ñoom ngir am ca njaboot. ñii day loolu moo leen dal ci sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mbokk yi. te sëriñ bu mag bi sax ci ay njabootam, ci ay soxnaam, ña ca daan mën a leeral lu baree bari mooy ku mel ne ki sëñ Maam Cerno. te sax na ci moom ci ay nett li ci ne saxal na ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu bi mu fiy jógee ñeent la fi bàyyi mbokk yi. kon mbokk yi, lii ay mbir la yoo xam ne bëgg nañ koo leeral mbokk yi.
képp ku ci bëgg am lu gën a leer nag na dem gëstu ci ñooñu am na téere bu ñu tuddee Murabbil Ajyaal Serigne Souhaïbou Kébé bind ko ci Serigne Saaleh boo xoolee ci hamish bi leeral na fa ne ñii Serigne bu mag bi yorondoo wu leen woon ci benn jamono mbokk yi Serigne Touba du def lu wuuteeg alquran ak sunna mbokk yi ci lu fés loo xam ne dañ koy xam du ko def mukk mbokk yi kon bu ko defee ñi ngi woo mbokk yi ñu rafetal yéene yi mbokk yi Serigne Samb mi nga xam ne moom mooy wër di ñaawal yoonu murid ak di tasaare yu mel nii na xam ne ak alkane rek la cey jëlee waaye du cey jëlee lenn loo xamante ni si njariñ la kon mbokk yi kaddu yi lañu bëggoon a jottali kon daal doom yu bari soxna yu bari yoo xam ne fekkanti wuñ loolu yàgg na ci taarixul islam mbokk yi gaay asalaamaaleykum am na yenn wax yoo xam ne xam nga foog nga jurgóol sa nopp yi bu baax pour nga mën a dégg yenn wax yi quoi yenn wax yoo xam ne je peux pas comprendre quoi ma doon nettoyé waat sama nopp yi bu baax yéen a ma gën a xam asalaamaaleykum siyaar naa la yee ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di naan dal leen jàmm dalandoo jàmm am jàmm si barki Seydina Muhammad yàlla nañ commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulilahi rabbil alamin comme boog nag sama gars yi comme ni nga koy defee saa su nekk rek ay waxtaanu xel la ay waxtaanu question ay waxtaanu laajte ay waxtaanu teg rek jéem a leerlu comme d'habitude comme ni nga koy defee yéen a ko déggandoo plus de 15 minutes 16 minutes man je n'ai rien compris quoi moo tax fallait que ma jurgóotaa sama noppi ubbi ko bu baax gars yi soo leen di déglu au moment c'est nee naa la c'est à te donner des mots de tête da ngay dem ba ay bopp yu metti ngay comprendre quoi man je n'ai rien compris sérieusement saa waay dem na gauche dem na droite dem na si jamono bi ñëwaat si jamono bi jaxat man daal ñi gars yi ñu ñuy expliquer seeni bagage daal ey woy ey allahu akbar ey sunu borom yal na nu yàlla suturaal rek yàlla sunu suturaalul affaire yi dina doy waar de léegi man comme lu ma ko doon waxee man damay laajte encore damay laajte rek de maanaam ñoom ñooy yore xam-xam bi ñoom ñooy tontu ñoom ñooy wax léegi ma ñëwaat laajte waat yéenee ba léegi tontuwunu damaa ragal sax laajte yi bëri ba un moment gars yi nag daal di nu jaxase ñun si suñuy propre laajte parce que laajtewu daaw bi ba léegi moo ngi fi kenn tontuwunu ah kenn tontuwunu bàyyi laajte yaa ngi tegulu rek saaga yi di tegu laajte yi di tegu saaga yi di tegu wax bu bëri bi di tegu partagé leen ma laajte waat benn laajte bu sew si lu mu expliqué nii si nu mu ko waxee man ma am lu ma bëgg a laajte rek gars yi nag te du ma def calcul yéenay def les comptes yéenay calculer parce que yéen a gën a xam histoire bi que man yéen a ma gën a dox si yoon bi yéen a gën a comprendre léegi yéen di ngeen calculer ngeen après ngeen ñëwaat encore expliquer nous parce que man j'ai seulement des questions dama con comme ni ko gars yi waxee dama dof mbaam laa dama con alagu moo tax may laajte loolu rek a tax may laajte léegi nag laajte wu ko yee leen ma partagé leen nu daal di ñëw ma laaj leen benn laaj bu sew nu daal di àndandoo defandoo ay calcul parce que gars yi du ñuy wax rek gars yi ngi tëb di wax di kii tuumaal saaga rek kii nen partagé ngeen ñëw ma waxaat leen beneen wax bu garaaw ma laajaat leen beneen affaire bu naan ko wax nag naanu ma gars yi gaaw na temps yi nii maa ngi yor nee na léegi ay sàngara lay teg di naan quoi di def samay live gars yi dañoo dof da ngay yor say kii di naan moo tax chaque jour ma doon leeru naa leen gis ngeen lii laay naan ay kii parce que sénégalais yi da ngay waaru quoi les gens tu comprends pas du tout voilà balaa ngeen may yóbbuwaat moo ngi nii gis ngeen voilà du sangara ok parce que ça ni moom faut protéger tes arrières quoi su ma sëqatee sa sëñ bee ma xoj su ma naanee naan naa sangara su ma wólisee te maa ngi tux yamba xam nga su ma gars yi daal instant il faut surveiller ses arrières affaire yi doy na waar mais partagé leen ma laajte waat benn laaj bu sew gars yi expliqué nous parce que wax gi man xaw ma de gars yi nee naa leen man je ne connais pas je ne fais que demander xaw ma je n'affirme rien je demande léegi yéen ñi xam yéenay wax boobu ba léegi man
dama bëgg a xam Serigne Touba ñaata at la def Gabon d'abord balaa noo commencé sunu maam bu baax bi ñaata at la dund gars yi ne 75 ans ma ne ñaata at la def Gabon ñaata at la def Njaareen en fait ñaata at la def si loxo tubaab bi nañ calculer toog leen ngeen calculer ñaata at le maam bu baax bi def si loxo tubaab bi si ñu koy paasante yóbbu andi soo totalisé moo ngi si 32 ans 30 et quelques ans 32 ans moins 75 ah donc moom ba muy am 33 32 33 boobu tamit si leen ko commencé pamte comme moom kañ la commencé takk jabar ba gars yi fekkantewuñu ba mu am ñu ñëw ñu dem ni ki kañ nan la demee gars yi ñooy wax de ak doom yi tamit comment se sont créés si diggante boobu damay laajte man je pose seulement des questions gars yi ñoom ñoo xam ñoom ñooy kii ñooy wax ñooy expliquer ñoom ñooy saaga ñoom ñooy teg seeni bagage ñoom ñooy dugg ñooy génnaat maam bi kat 75 ans la dund si biir 75 ans yu mu dund ñaata at la def si loxo tubaab bi Gabon Njaareen pamte kii ni nangam 32 ans 32 ans nu dindi ko sur 75 mu des 33 si biir 33 wala ban âge la commencé takk 33 ans mooy sama genre bii quoi at bii ma yor at âge bii ma yor quoi sama genre bii donc à l'âge là je ne comprends pas damay laajte rek balaa gars yi di saaga de damay laajte rek léegi man ma bëgg xam si ban partie ban période ak nan la demee nan la mariage yi ñëwee parce que suñu demee ba fekkante moo tax keroog ma ne leen xanaa daa am ay mariage temporaire wala daa amoon ay mariage éclair wala nu mu fa demee léegi doom bi yëpp tamit comment ça s'est fait daa amoon ay visite conjugale si kaso bi wala ay affaire wala kii am yéen ay wax de ñun ñuy wax di laajte ay question si lu ngeen di wax sëñ bi ba léegi taxawul wax nu ay nit a nettali chaque jour encore ma wax ay nit a nettali wax bëgg nu déggee ko noonu léegi si biir dégg bi nag dégg bi moo xawul te leer nu leen di leerlu ne leen yéen ñii ko wax kat dégg bi leerul leen expliqué leen nu wax gi wëlbatiku na ay saaga maam bi ba tey taxawul ne leen moo soit da ngeen jël seeni yaay ngeen lonk ko si pour bën a bokk tamit dund si dund bi wa ilaa y a quelque chose expliquez-nous man damay laajte rek à part de xam nga mooy loolu soit am na ñoo xam ne ba maam bi gaañoo dañoo jël seeni ndey forcé ko par force pour mën a bokk si famille bi wa ilaa y a quelque chose qui cloche dedans hein waaw merci beaucoup nu ngi koy waxati Jérusalem 43 ans autant pour moi ma naan 33 nu nu wante dëgg damay jéem a comprendre comment ça s'est passé quoi mais comprendre rek yéen ñuy expliquer ñuy comprendre parce que boobu ba léegi yéenay toog di wax yéenay toog di expliquer seeni wax xam nga yéenay toog di dugg na fii génn na fii wax seeni bagage quoi moo tax it ñun du ñuy laajte rek parce que suñu demee ba ay affaires yoo xam ne ni que nous on ne comprend plus wax bi dem ba jaxasoo nit ñi ñëw ba un moment boo xam ne ni que mënatuñu noo expliquer on a le droit xam nga de se poser des questions ñuy laajte rek gars yi ñoom ñoo maanaam 33 ñuy laajte rek gars yi parce que tey jii nii jamono jii nii nu toll
déglul leen ma lii déglul leen ma lii. man damay wax ni. taarif dama wax ni maanaam ordinaire. voilà. ordinaire rek. santal murid rek. man damay wax ni. taarif dama wax ni maanaam ordinaire rek. santal murid rek ordinaire murid rek yombul. Sadio moom dana koy gis di ko tàmm di wax rek xamul sax luy Sadio wax naa ko ba tey ci jotaay yi kii Saliou Touré mii de man de maa fekk may jég sëñ Mountakha sëñ Saliou Touré murid Sadio man de maa fekk loolu waaye maa fekk itam ci sëñ Saliou sëñ Mountakha ni ci seen waxtaanu murid Sadio loolu yàgg na sax ñuy wax ba ci loolu ba yàgg sëriñ Saliou ne ko li tax murid Sadio jafe murid Sadio mën naa saw ba noppi jël saw mu jàpp ci julli te julli gi dana baax loolu mën naa yomb. boobu day ana ma ko déggandoo du dégg ngeen yooyu suñu demee bay mën a dégg si jamono jii nu nekk nuy dégg genre wax yu demee nii ay nit duñu tegal wax yu demee nii on a de quoi se poser des questions yéen a ngi dégg parce que saa waay nee na murit mën naa dem jël sawam saw jàpp si te day am jàpp léegi tey su ma laajewaatee encore fan la ko teg ni que moom murit la wax mën naa jël sawam jàpp si te day am jàpp mu nekkaat encore beneen problème nee naa la après c'est les mêmes personnes ñoom ñooy tam nit ñi kémit ñoom ñooy wax nit ñi yahut déglu leen ma bu baax de est-ce que yéen a ngi may jox nopp bu baax bi même personne yooyu ñoo ne attaqué nañ islam même personne yooyu noonu ñoo yore seen saaga te xamuñu fuñ ko teg Baay Faal léegi ñun suñu posé wulee ay question si lii nu jëm ak fu nu jëm mais fan leen jëm affaire yi na la dinañu ne nag ëllëg sa toccamikul say ginnaaw duus xam nga ma sa ginnaaw kër yooyu noonu pour bañ ko wax bu salte quoi wax yooyu noonu di nga dégg ne la léegi sa léegi jëlal nga def ko dagan na sëyal ak sa jabar ba pare jël ma niw bi diwoo ko am nga jàpp demal julli bul sangu set bàyyi yàgg naa leen ne cette histoire arrive à un degré de connerie moo ngi àgg à un degré de catastrophe gars yi teg ko si ay miraas ay effet mooy ay janeer teg ko si ay janeer yéen a ngi dégg wax te su ma jeexee gën na la yu gën a garaaw nee naa leen am na ko fi soppi maam bar ñooñu tey ñooy woote ni que ñoom ay sadiix leen wala ay jullit leen tey ñoom ñoo nekk si saaga bi mais est-ce que yéen a ngi dégg wax gi nu wax léegi nañ tegaat alquran nu nee neen ay jullit leen de wax gii ni jullit dina ko wax lan la alquran lan la alquran wax si saw nit ku am as tuuti jullite ab imaan wala am ab tuuti yàlla di ko xool dina wax yi ab murit su jëlee sawam jàpp si day am jàpp saw de la ma wax saw suñu laajaatee ça pose des problèmes ça amène des trucs moo tax ma ne leen man nanu gars yi di expliquer bu ñuy wax pour di wax rek pour di wax wala wax pour jéem a neex wala wax pour jéem a ut ay oto wala wax pour am si ay kër nañuy wax seen digganteeg yàlla nit ñi mën nañ fen lool man damaa comprendre damay laajte si saa waay lu mu wax nii ba teg premier bi mooy vidéo bu ma leen tegal kooku lu mu wax ba teg man comprendre ma sëriñ bi amoon na 33 jabar fekkeew nu jamono sœur yi demee na nii dugg na fii génn na fee wax na ma ne leen ok sëriñ Touba 75 ans la dund leen wax xawm saa waay def na 32 ans si loxo tubaab bi 32 ans si loxo tubaab bi xaw ma 33 ans Gabon njaareen fu nekk nu pamteeku mais si biir loolu am na temps wu am 33 jabar am si xawma yow toute une région de doom
ñëw toog may laajte nag comment ça s'est fait à quel moment moo tax ma leen doon wax keroog ndax daa am ay takk éclair ay takk temporaire wala daa am ay génn wala ay kii j'y comprends rien ay laajte la en 43 ans il a peuplé Touba man yéen a ko wax parce que man nee naa leen moom ba léegi moom si boppam maam borom baax bi maam borom Touba si boppam ba léegi taxawul wax leen parce que amul fu mu ko bind amul fu moo leen dàqoon bind yéen ñi di wax di ñaan da ngeen di bind moo leen dàqoon bind donc moom si boppam lu mu bind leer na mais lu mu bind yéen da ngay ñëw teg si leneen daa mel ni maam bi si dundam daa am ñu ko doon xool teg si moom bët doon xaar nu mu fi jógee pour nu ñëw xam nga daa di ñëw ñëw dugg ko moo tax maam leer na ma ni que dem na am na ñu jël seeni ndey ñu jël seeni jabar jox ko par force si dee si néew rek pour bokk si famille bi te leer na ma ni que am na ñeneen tamit ñoo xam ne que sa kenn boolewul les vrais fils de Serigne Touba Ahmadou Bamba leer na ma ni que kenn tudd la ñii nii wax nii ñëpp ay usurpateurs leen c'est des usurpateurs mais affaire yi dina leer parce que affaire man expliqué leen si seen i wax rek la ñuy tegu quoi seen i wax leen basé wu si seen wax daal man xam nga man laa déglu quoi voilà point barre saa waay am na kii ni nangam kii ngeen ne ma bokkuñu jamono kii man léegi expliqué nu kii ban 1900 leen takk ok 1900 tàngam sangam takk na kii bàyyi ko kii 1900 tàngam sangam diw ak diw la nekkal ok après kii da leen wax ak ay date ay affaire yu leer nu dem xooli ji ko léegi on parle pas seulement pour de naan jamono ba pare nag le cancre bu doon njëkk wax nee na noonu day wax ba naan noo ay ñoom Seydina Omar amoon nen ay lu ëpp kii jabar ay ñoom man de xam naa kon moo ko waxee sama diine du ma ne ab imam laa si wala oustaz laa si non ab taalibe bu bon laa si buy jàng ab nu koy waxti mindaafun laa si rek maa ngi siy xool mais leer na ma ne xam naa ni que wax googu tegul wax googu noonu ay waxu dof la waxu mécontent la ñun yàgg ne noo toog laylatul xadri yàgg ne noo toog xam nga après waaye nu kati après at bi su jeexee suñ doon joxe gars yi wàccee kaamin lépp waxtaanu yàlla yi daan nañ ko déglu tamit si télé bi xam nga waar neen suñu bopp as tuuti quoi waar neen suñu bopp as tuuti waaw ñun xam nañ bu baax ni que jamono yonente yi yooyu noonu ngay wax ba kii ba yonente bi di ñëw dafa ñëw fekk leen nu nekk ay juif ay yéeféer boog ba maanaam ay yéeféer ay nit ñoo xam ne gëmuñu woon dara moo taxoon yonente bi ñëw jàppale leen moo tax nu yonente bi pour mu ñëw dimbali yonente ba mu ñëwee nag fekk la ñoom ñëpp nekkoon ay yéeféer ñii nekkoon ay affaire am na leneen lu doon gëm ku nekk nag nekkoon si lu ngay gëm di ko doxal mais ba yonente bi ñëwee ba mu waxee ak ñoom ba teg ak moom ba islam bi ñëw moom si boppam sax laa lay wax moom balaa moo nangu islam sax moom moo ngi woon si ay bagaasam léegi ba islam bi ñëwee si moom la commencé ba nu si des ñëpp ba si keneen ba si tout danoo wàññi ba dese ñeent ba islam bi tegoo moom ba commencé marché ba commencé dox di dem ñëpp amuloon kii képp ku doon bokk si affaire islam bi ku doon ñëw rallier da ngay wàññi ba mu mat ñeent waaw lu mu bàyyi faal moo tax nag léegi nit ñi bëgg a jël wax gi tourner wax gi échanger ko di naan non dee leen wax ak date dee leen wax ak heure comme ça nit ñi mën a xam fa la ñuy heure mën a dem xool fa la ñuy jël affaire yi teg du ngeen waxee ñël wax gi sànni jamono jël jamono yi jaxase ko jël wax gi jaxase ko jël xelu nit ñi jaxase ko du dox du nu ay waliw du nu ay ustaas du nu ay imam waaye suñu àndee tuuti ak tekk ak teey analyser xam nañ fu wax gi féetoo wax gi fekk nañ ko fi màgg ne nag moom ñoo ko duloon déglu parce que daa am ñu ëppoon làmmiñ di yuuxu si kaw yu wax bi di si yuuxu di waa di jéem a nëbb wax gi léegi nag xel yi gën na dal na xel yi dal di nga comprendre Baye Fall xam nga man affaire bi may gis si biir tarixaw islam beeg affaire bi xam la may nuru comme ba Insa di dem ba mu naan taalibe mi maa ngi dem mais am na kuy ñëw su ñëwee na ngeen ko topp gis nañ nu mu fa demee ba sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ñu ko waroon topp nañ ko waaye ñeneen ñu bañoon danoo bañ ñoo nekk nii ba léegi di daw ñoo nekk nii ba léegi di doxal c'est la même chose tamit si biir tarixa gi ak affaire diine gi nu ne am na ay nit ñu ñëw làqatu si biir tarixa si biir diine gi di gëmloo ay affaire fekk ni ko xolal nee naa leen ba sonn bokkunu si ñoo tax instant gi nii ñuy wax seen làmmiñ a rëy danoo jël liggéeyu jàmbur yàq ko kidnappé ko ba pare dugg si c'est tarixa murit la gars yi yëpp toog duñu maam xamoon na lu mu doon wax Serigne Touba lu mu doon wax xamoon na ko wax na ko dès le départ
ba muy dem bay taxaw naan amul njaboot su ngeen demee ba gisoo leen ko nu jàpp si xasaay di billaahi du ay nelaw a taxoon mu koy wax du ay nelaw tout ça là il avait senti venir Baye Fall ñooñu ëppoon xam-xam c'est vrai ba nga xam ni que lii duñ koo gis dunoo gisoon sa seen njaboot nu ñuy demee di yàq affaire moo tax nu ne woon amuñu njaboot amuñu kii ñoom xoolal suñu demee ba gisatuñu lu ñuy jàpp nan dem jàpp si seeni xasaayit loolu de maama ko waaw mais léegi nag gars yi mooy loolu noonu ñëw teg ay affaire non def hold up familial laa koy wooy wala xawma hold up de religion ñëw dugg si créer ay affaire dàq xoolal fu maam bi waxoon lépp jëf cël jug leen liggéey am leen ful génn leen dem kii doonoo évancé wax gi wax bu ñuy wax muy jug kaw toujours mooy waxu addiye yi waxu màggal bi yegsi na waxu joxe bi parce que yéen toog leen foofu ñii dañuy wax rek di nelaw dañuy wax di nelaw foog ni que nag dañuy nekk fii nii que gars yi dañoo Baye Fall non come on un moment c'est trop laa leen wax man de maay laajte waat ba tey rek dolli waat naa leen beneen si laajte yi comme que gars yi duñu tontu ay saaga la nii de te nee naa leen pare leen seen saaga yi nar ngeen na saaga ba bàyyi saaga parce que comme nu ma ko waxee rek man moom seen yooyu ngeen di wax man ñoruma coqotaanuma dugguma faalewuma ko lu may wax dama koy wax parce que gars yi ñooy wax may dégg suñu waxee ma dégg nag j'ai le droit de poser des questions parce que lu ñu wax yenuwul maanaa sama bopp yenuwul maanaa ça ne sonne pas du tout waxu mbaam leen wax ay waxu dof la waaw maam sëñ bi mosul takk jabar yu fekkante waaw mosul kii wax ba pare nag jëli encore référence yi yonente gi naan kii yonente gi moom ak saxaaba yi wax ñoom seeni jamono sax kii yow saxaaba yi jamono saxaaba yeeg yi ñoom yonente bi boobu jamono fecc yéeféer yi la jamono yi ñëw tuubal gaay jamono yi ñëw teg islam quoi yaa ngi comprendre mais jamono maam nag jamono sàbbal islam la woon donc c'est deux temps différents temps bee ay yahudo fi fees yu ñuy ñëw làbbali leeral seen bopp yi def si lu leer mais temps wu maam affaire yi dem na non Serigne Touba fi non da ngeen fàtte Omar Foutiyou Tall Serigne Touba moo fi andi diine moo fi xeexal diine moo hey slow down guys slow fu ngeen daw di jëm nee naa leen Sénégal nii la ñuy waxati gars yi soo leen bàyyee rek nu dem sax ba jël histoire du Sénégal ne ñoom ñoo defar Sénégal ñoo ko tracé bàyyi Omar Foutiyou Tall nag ay Souleymane xaw ma lan Thierno Bal yow yéen ñii lu ñuy wax nii gars yi du ñuy nelaw di yéen Touré yi Cissé yi ba nuy jàng alxuraan di nafar gars yi léegi ñoom nee na ñoo xeex islam ñoom nu ñëw tombé neexul ba neexul maam liggéey na liggéey bu rëy nag mais heure bu muy tombé jamono bu muy tombé dafa ñëw fekk gars yi xeex ba pare moom dafa ñëw en tant que poète en tant que kontaan si liggéey bi di bégee si liggéey bi si jaar bi di leen bégee moom si heure boobu la to dafa ñëw kontaan bég ba kontaan may wax keneen ki ñëw naan ma ay saw murit soo ko jëlee nga dem nga jàpp si ba kii pare am nga non mais rus naa ko sax wax quoi am na wax yoo xam ne man dama koy sax bay kamoon yéen léegi ba pare ay nit nee na lañ ko wax nii de gars yi toog xoolal dégg nga eskay si suuf eskay waaw onze billahi jàmm c'est pathétique ça revient à de la comédie mais su dee sawu murit kay mën na purifier gars yi ba ñuy jàpp julli ndox bu coupé bii nii mais saw yi mais man daal ma nopp balaa maa waxati musiba quoi parce que gars yi du ñuy wax musiba ba pare yóbbaale leen sax si sa musiba quoi man mais j'ai peur de ce monde man nag la ñuy saaga man mii di laajte comme ni ma ko waxee ay wax yoo xam ne ni que kenn xamul si lan la tegu mais ñu ko wax moom kenn ñemewul ba di leen saaga mooy man moom di leen ma saaga y a pas de problème man la gars yi ñeme quoi comme ni ma ko yàgg waxee rek man la gars yi ñeme y a pas de problème moom gars yi ñeme nen ma quoi amul problème mais
mais genre yi moom donc maanaam ordinaire muy ordinaire rek di gàmbul santal murid rek ordinaire murid rek yombul nee naa leen man dañaa dee maanaam ordinaire muy ordinaire rek di gàmbul santal murid rek ordinaire murid rek yombul Sadio moom dana koy gis la di ko tàmm di wax rek waaye xamul sax luy Sadio wax naa li ba tey ci jotaay yi suñu Saliou Touré mi de man de maa fekk maa jig sëñ Mountakha ne suñu Saliou Touré murid Sadio man de maa fekk loolu waaye maa fekk itam ci Serigne Saliou sëñ Mountakha ni ci seen waxtaanu murid Sadio loolu yàgg na sax ñuy wax ba ci loolu ba yàgg Serigne Saliou ni ko li tax murid Sadio jafe murid Sadio mën naa saw ba noppi jël saw mu jàpp ci julli te julli gi dana baax loolu mën naa yomb sama gars yi sont magnifiques non nee naa leen tarixa bi lu diine nanguwul lépp ñoom nangu nañ ko ñoo ngi koy nangu de suñu jigee di waaxu nit ñi nag sa làmmiñ yu rëy soo leen déggee di kii attaque bi ba mu koy attaqué gars yi di attaqué islam yàgg na de nekke nuy xool si kun koy diw ak ku nuy làqatu ku nuy wéeru dem tey du ngeen fi jaaree Baay Faal naan sàngara tux yàmbaa dagan na si ñoom teen kaw sara yeeg poonu xawma la na léegi nag mu sóoru yeeg tamit affaire yi kii ñoom wàccee woon nañ ko tamit ko garaawul wàcc na léegi ñoo ngi si gaamu sawal nga jàpp su leegee lekk mbaam xuux yi kor ñaañe yi ak mais Baay Faal ma lu islam daal lu nekk si islam lépp te nu koy tere man moom laa gis si ruq boobu gars yi di ko nangu di ko daganal di ko utal yeneen ruq ak yeneen i wax te loolu du Serigne Touba ko wax de billaay wallaay taalaahi na ku ko wax Serigne Touba ku ko teg si kaw Serigne Touba tooñ ko parce que jamonoom amuloon lii ma ne naa leen moo waraloon mu naan moytu leen xam nga doom yi kii nangam amul doom nañ jàpp si xasida yi lii la woon de lii ay nit ñu topp seen bakken ñu topp seen bëgg-bëgg ñooy wax ba léegi rek genre yi nii ñoo fi andi julli si géej bi genre yi nii di wax ñoo fi andi julli si géej bi ñoo fi andi tëju si ay ak ay gayndeek ak ay tëju si fuur genre yi la si seen jamono nit ñi toog di ko seetaan freiné wu nu ko waxuñu ko lu ko fiy dugg affaire ba law nag ba gars yi def ko ab histoire genre yi la de toog nii rek jàkkaarloog mbooloo bi di nii rek waxtaan bi neex rek ñuy teppeeku di dem waxtaan bi neex rek ñuy teppeeku di dem suñu demee nag ba génn gaam gars yi du leen ne sax waaw saa waay nag ñëwaatal non gars yi dekk fa di daanu yii di yuxoyaa ki mbëkke ak i daanu ko di fi taxu gis ngeen fi tout dernièrement genre affaire yu bees yuñ fi xewaloon jàngkat sa day jàng nu ñëw mbëkk ko jaay ay affaire di jaay lépp comédie konkoolu si kaw nit ñi genre yi nii mooy genre masara yi ak genre koo yi laa leen wax nag la ñuy toog nag di seetaan di déglu seen wax bi muy law di law xam ni que am na ay nit ñoo xam ne dañu siy xër ba nga xam ne du nga koy audio di ko whatsapp di ko dugal fu nekk def ko si téléphone yi di ko déglu muy law avec le temps muy grandir ba su suñuy raq nag for ko suñu raq yi for si wax gi nag foog na ni ko waxu nit la ay murit soo sawee jël saw bi jàpp si am nga jàpp mën ngaa tax waxu dof yooyu et maintenant fii ak si kanam nu nekk ay paa yu xobadaas toog si suñuy client di gis suñuy doom di romb ak satala saw naan moo ngi dem jàpp ji nga wax mu naa la Baay Faal la sawutu kii nangam parce que yaa yu dee koo yoo xam ne ba muy commencé fayunu ko
on est là di ëskëy di dem Baye Fall wax gi dafay yomb nii nee naa la dañoo commencé génn gaam laa la wax ñuy wax ñuy waaxu nit ñi di jéem a dox si xelu nit ñi di kii ñoom ñoo fi attaqué islam ñoo fi nekk si lu islam di tere di ko doxal bopp ba léegi saw nag léegi ak àgg nañ si saw di jàpp quoi léegi ñoom nañ ko won si ban xadis la ko bind ak sëriñ bi la ko wax ma kamoon am na wax yoo xam ne tamit nit ñi man daal dinañ ma tooñ quoi am na wax yoo xam ne mooy loolu gars yi da ngay waaru de la ilaha illallah gars yi da ngay waaru bu baax nee naa leen sama gaay fii bëri na ay bagage yoo xam ne lu nu wala wax suñu si waxee fii day doy waar quoi wante ñoom ñëpp autant qu'ils sont man maa ngi leen di défier autant qu'ils sont ñoom ñëpp nag waxkat yi taliban yi waxkat yi xam nga daanukatu gàngoor yi yéen ñëpp seen waxu no sense yooyu dorénavant su ngeen di ñëw àndaale leen si jukki bu mu ne da leen bàyyi di ñëw di nu wax ay naan oh déggatunu loolu xanaa loolu leerul seen bopp seen waxu histoire yi les contes de fées là les histoires là li nettali bi dencal leen ko seen bopp ak seen doom yi su courant coupé ngeen dem toog ak ñoom si ëtt bi raconté ko seeni doom quoi mais su ngeen génnatee ba wala jàkkaarloo askan bi wala ngeen wala jàkkaarloo am di jàmm yi wala xam nga rek jaam yi àndaale leen lu mu dee traçabilité lu ngeen di wax quoi voilà maam bi kii nii nangam jaar na nii wan leen fu mu ko bind waxuñu leen nag ay bindu fanatique parce que fii ñëpp mën nañoo bind bu njëkk ba bëriwuloo ñu mën a bind ay benn mënoon bind moo tax nu nekkoon ay bindkat jamono jii nag ñëpp mën nañoo bind ku bind nu bind gisoo bindkat bu mën fen bee ne toogoon keroog di ñëw di jéemoon fu muy dul xaw ma Pape Alé xaw ma ay kii nii nangam bàyyi dëkk bi lépp ay bindkat leen léegi sooy bind rek wala sooy wax na nga nu andil koo xam ne ni que source claire quoi yéen ñëw bàyyi ba maam bi lii dafa ñaaw bàyyi ba maam bi dem ngeen jël seen scénario créer seen film créer seeni fen créer seen empire teg ko si deram bi toog si nag di wax nag ba pare bëgg a jël nit ñi mais les mettre en mal contre Serigne Touba ak ay ñoom seen fekk ni ko yoo billaay wallaay taalaay wax gi suñu demee ba xool ba si biir duñ si lenn ay doomu aadama leen woon ñu comprendre commencé woon a jaamu bëgg doxal seen wàllu fa yàllaahu yéen nag yéenay mbaam yi les petits marabouillons là ak nu ngi koy waxiti les petits talibans yi dooma xaraam yu bëgg yu yomb yi nii créer seen benn histoire seen benn monde teg ko si deru jàmbur ngir rek bëgg dundee askan bi bëgg dund bu yomb ngeen foo ne que ça va échapper comme ça come on boobu ba léegi doy na nag doy na tout a une fin la ngoti ce règne indiscipliné là c'est fini muy si côté nguur gi muy si côté islam muy si côté tous les côtés c'est fini c'est le respect de tout un chacun leen wax le respect de tout un chacun Baye Fall gars yi soo waxee lu naan attaqué net islam léegi la ñuy soog a boole seen bopp si islam su leen joxoñee rek commencé wax ak ñoom ñu ne attaqué net islam waay gars yi ngi attaqué yoonu islam yéen su la neexee ngeen ne yoonu murit su ngeen colloowee ne ko yoonu islam suñu waxee ak yéen léegi ngeen boole seen bopp si islam léegi si biir islam bi nag ngeen seq ko comme gars yi suñu waxee ngeen ne diw ibaadu yahud ay kii di kii te yéen a ngi bokk islam bi mais ñooñu yéen ngi leen di xas di leen saaga di kii di jaay ay affaire hold up bi ngeen bëgg def du jàll hold up bi du jàll de hold up bi moo tax gars yi di wax mën naa leen da ngeen foog ne ñi du ñuy nelaw yéeféer yi musuñu fee juge kemet yooyu noonu ngeen di wax musuñu fee juge gars yi di attaqué islam ak di teg ay affaire musuñu fee juge depuis la nuit des temps fii la islam fekk
defanteeg ñoom am ñu nangu am ñu nanguwul am ñu camouflé wu nag ñu nanguwul sax ñoo tane parce que au moins ils ont accepté ils ont montré ni que d'accord nous on reste ce que nous restons on reste ce que nous sommes on se gère donc ñoon da ngay dox xam ni que kii moom la quoi am il se gère mais gars yi gëm-gëm lu ni que ok ñu nag yéen a far changé nañ fekk ni yoo changé bi nii la rek mais soo xoolee si rituel yi xool si doxalin yi xool si affaire yi mook ñeenee ñoo yem jaari ay sabaraki di fëgg soo waxee du nen du la julli soo waxee nu soppi naan bi ay teenu sang ay teenu kawsara ay kii soo waxee nu jàpp jigéen ñi di laaleeg naan ay yaay booy ay uru ay ni demagunu fenn sax naan nu ay uru ay ni quoi liggéeyoo ko dara yow kii ni nangam bëgg am si uru ay ni naan uru ay ni ay kii ni nangam am na beneen dof sax bu ma gis sànq moom tamit nee na si man la nekk de xam naa da si ut tamit benn personnalité wala benn vise wala xaw ma nan la demee xaw ma un petit njaago laa du ma sax jaar si turam un petit njaago gomis ah aw ma problème ak njaago yi xam nga mais ban problème laa am mooy sa façon de parler ak xam nga sa mentalité kii da ngay xam ni que moom dafa réere baay booy boobu dama toog di ko déglu dafay wax di tontu boppam tourner raconter de la merde tourner kii wax ma ne ko yow lu nga wax lépp ba dajale ba teg nag loolu rek soo ko déglu woon bu baax moo taxoon nga wala jug xeex wax googu rek soo ko déglu woon yow sa bopp nga wax ko ba pare daw si côté bi dégluwaat sa bopp rek yow wala soxlawul sax man may wax quoi na dégluwaat boppam waaw yow fa nangam waaw yow mo waaw kii waaw baay yow dangaa kii foog ne yaa di dem toog foofu si kaw foog ne moo ngi dox waaye fii man dama toog dama déglu ma ne mais kii il parle de quoi xol man sax njaago laa woon chrétien fa la xolal naaw fekk baax mais xolal Serigne Touba moo ma dimbali ay kii yow pour moom dimbalee ku nga ni yow génn ko si naaw bi ba léegi di génn nee naa la chrétien yooyu noonu sax ngay wax man ñoo ma gënal musulman camouflé yii ngay wax foofu nga dem dugg ji lu ñuy waxante dëgg neexul ba neexul moom laa fi wax sànq nee naa leen chrétien yooyu wala juif yi wala athée yooyu sax ngay jéem a diinget di naan ay xaw ma kii nangam foog ne ni que parce que kii di jéem a setal sa bopp yow yaay mbaam bi parce que man lu ma wax mooy loolu chacun est libre de croire ce qu'il veut tant que yaa ngi koy def xolal di ko gëm comme ni mu nekkee di ko assumer noonu quoi mooy lu alquran gi wax su dee nee nga jullit nga lu alquran gi wax yaa ngi siy jéem su nekkee nee nga chrétien nga lu bible bi di wax yaa ngi siy jéem su fekkee ni que juif nga lu Torah bi di wax yaa ngi siy jéem ma ñooñ laa gëm parce que au moins ils ont accepté ce qu'ils sont xam nga te di ko jéem a doxal nekkuñu fi di ko diinget mais lan moo bon mooy ne yow accepté nga lu nga doon ba pare yow bëgg a ñëw am loo si teggi gars yi dañuy ñëw bëgg a bokk si islam ba pare commandé ay fonctionnalité wu islam quoi commandé ay charte islam mel ni que ñoom moom islam bi mel ni ñoo ko fi teg duñ siy taamu ok léegi musulman la waaye daal gis nga bii daal xam nga loi bii dafa fort trop waaw bii yolom na xam nga bii mën nañ koo def ah waaye loi dóore bii moom ah yow coow bii moom bokkul ay kii duñuy ñëw di piqué mel ni que loi wu seen baay la xam nga wala religion wu seen baay la wala ay affaire yu kii ma ñooñu laa mënul comprendre faux musulman yi nag làqatu pour moom jóge na si njaago yi daw na dem làqatu si Baay Faal que il est meilleur quoi wala il est mieux yaa ngi nax sa bopp petit con y a qu'une seule chose qui peut te rendre meilleur mooy sa waaw sa dëggu sa fulla sa bopp jug nekk si que ça soit nag dans n'importe quelle religion que tu es gëmal sa bopp dëggul si lu nga nekk bu la kenn yeb loolu nag soo ko defee ok yaa ngi comprendre mais yow parce que c'est pas yow gars yi lu ñuy dund ki sa gars yi nga bàyyi fee ñoo yem ñee sax au moins ñoo ngi dem église dimanche yi dinañ dem église dinañ dem bàyyi chrétiens yi ils ont une éducation exemplaire soo leen xoolee bàyyi da nga leen dégg Sénégal dugg seen làmmiñ si yenn bagage ak yenn kii doo leen dégg non ñoo ngi seen bagage su bopp suñu waxee ba wax ay affaire yu am solo la ñuy wax ay kii yi toog waaw il faut leen di que yow caa fui quoi yow génn nga fii rek du nga fi non permutage nga def caa sama transhumé ñoo yem de gars yi sax a gën a bon ñee duñu dem ñii duñu dem jàkka ja duñu dem juma
bopp koñ bi ñuy toog fëgg kii amerde nit ñi te lu gars yi di def fee lu nga bàyyi fee ngi foofu fees fa dell muy teen yeeg tux beeg kii caga jeeg jàgg ji moo ngi fa fees fa dell Ablaye xaw ma Ablaye Kola Uti Diallo xaw ma lan xaw ma yow yaay avocat u Cheikh Oumar wala xaw ma nan la tudd sax waaw Cheikh Oumar Diagne xaw ma lan c'est toi que ça concerne lu ma wax démb man wax naa ko un point un trait j'en ai fini avec ces conneries quoi nee naa leen lu ma wax démb daal ku ko bëgg xam ne ko dem xool foofu laa yem bis bu tuddee sama tur nag su waxee ba jaar ci sama tur man ma wax ak moom nag directement c'était un avertissement bu ma ko wax du man ak moom lu muy wax nag kii na porte pas ses couilles day wax di tourner di wax di sànni di wax di gaaruwaale man gaaruwaale man je parle direct man dama naan diw nga na kii man na la bla 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 la wax doo ko dégg gis que man noonu laa gëm 1 + 1 = 2 waxu gaaruwaale bi nag moom waxu wër rond-point bi wax waa way toog naan way xam nga waaw yow wax sa waaw yow na may soo di tourner c'est-à-dire yow waxu tourner boobu noonu ñun on n'a pas ce temps quoi loolu c'est ce gars-là qui a ce temps la jeunesse africaine réveillée cette question-là tu vas avoir de vrais problèmes pour trouver une réponse sur ça gars yi du la tontu Jérusalem booy boobu de ma gis mu nekk ci vidéo bi di wax Baye Fall damaa ragal nga jël ko journée peinture mu ñëw moo sa dilian bi yëpp booy boobu ba ma xoolee kanam bi laa bañ a sori ci wax dama kaa ragal rek nga jël ko journée Baye Fall nga wàcc journée nga am problème ak borom chantier bi parce que peinture bi narut a pare butéelu dilian yi borom chantier bi di jënd yi lépp saa waay na ko moo booy bi Baye Fall la booy bi bëgg lu neex a tax mu daw leen de moom kay moo naan ay dimbali mais bëgg lu neex moo tax mu daw leen parce que fële ne sans loi la sa sans loi ba la dem làqatu si suuf Baye Fall yi pour gën a mën a toj kaas yi toj bagage yi kon lu génn si mbedd bi direeku xam nga def seen dox yooyu na naan Baye Seexoo xam nga seen direeku bi Fall waaw gaay di leen gaaw a liggéey dëkk bi bilaay wallaay taalaay di leen gaaw a liggéey dëkk bi jugagul de dëkk bi bilaay laa lay tegal lii dëkk bi gaay di leen ko gaaw a liggéey oui sama day non dëkk bi ñu ko wala liggéey nga si taatu baas yi de dëkk bi ñu ko wala liggéey ñoo ngi si tali bi di màjjal yori ay këll dëkk bi ñu ko war a liggéey ñoo nga sa tool ya takk ay affaire ak ay buumu jaam toog si kii billahi wallahi di expliquer de la merde pendant ce temps moo tax nu dese fi ay ñas ay doomu xaraam ay paa yu foqale ay paa yu ingrid au lieu ñu am ay booyu am jom mais xoolal booyu gëmul seen bopp ay vrai bandicon laa lay waxee ay vrai bandicon mais Sénégal est magnifique quoi Sénégal est magnifique moo taxit paa yu mën a fen yi toog di fen rek di jëmale ñoom tamit seen fen yi rusunu si dara ay paa yu mën a fen paa yi non ba pare su booy di wax nag wala booy di fen wala def daal nu ñuy naan no xale yi réew nen waaw mais nu ñu def ba xale yi duñu réew nu ñuy def ba booy duñu génn gaam soo nekkee ak génération paa yu mën fen ak sàcc ay paa pédophile paa yuy jaay lonjon paa yoo xam ne dañuy dem ba mënunoo jugal bëgg jigéen ba tey extraordinaire ñoom coolul même soo koy macc sax muy mel ni singom di taawee koog di wàcc y a pas de problème paa yu vulgaire laa lay tegal ba pare ils s'attendent avec la maintenant am ay ndaw yu exemplaire jur ay waliw quoi non yéen a ko tey ay booy yuy ñëw di leen cokotaan ñoo fiy nekk ay booy yu leen di ruux billaay wallaay loolu ngeen fi jur c'est votre mérite ay booy yu leen di ruux rek ngeen di am non mais c'est magnifique
c'est magnifique laalo saa waajee ñëw raconter ay conneries waa kii moo tax ma laaj naa ko question bi daal nee naa ko sama waa ji man daal question encore dolliwaat naa ko si question yi di gars yi dinañ tax ba ma questionné question yi bëri nag dajaloo fi te du am tontu kenn du tontu dara parce que sëñ bi am na 33 femmes yoo xam ne nee na moom bokkunu jamono bokkunu kii nangam wax na fii expliqué na kii ma ne ko boo léegi sëñ bi ñaata at la def si loxow tubaab bi 75 ans la dund ñaata at la wëndeelu si kaso yi bay génn ban temps ak fan nan la amee 33 yi ak nan la juree nan la tegee. yàgg na ci taarixul islam. comment ça s'est passé man yooyu laay laaj parce que faut que vous nous expliquez donc en 43 ans de vie freedom nan la tegee affaire yi expliquer leen nu parce que moo ngi woon diggante Gabon xam nga maa yombee ay affaire yooyu noonu ay njaareen ay tournement tay moo ngi doon tourner rek quoi. Mais il a réussi à peupler Touba et avoir 33. Donc il y a un dessous roche. Il y a un dessous roche si suuf lu ngeen waxul. Lu ñu wax c'est clair les gars yi dinañ ko yóbbuwaat encore sa sëñ bi daa ne saaga nañ sëñ bi te ñoom ñoo wax seeni affaire ñoo ko teg sëñ bi ba léegi bindul. Sëñ bi moo jur ay doomam lu tax recensé nee naa leen sëñ bi moo leen dàqoon bind. Kuy jaay bind kookoo la bàyyi xanaa gisoo leen punchline nu mu def si xasaay di. Mais yéen a ngi dégg Baye Fall man balaa maa xam ma déglu Assirou damay déglu Assirou dama naan non mais kii suñ ko Baye Fall bind ngeen di jaay déglu leen jawartu dem na ngeen bàyyi saa waay punchline sax moo leen dàq bind rek kookoo leen dàq bind kookoy daa ak Aliou donc ay doomam ak ay affaire am non mais su nekkoon loolu noonu moom dina ko bind billaay ak na toon 32 ans si loxo tubaab bi si diggante 7 ans fii 7 ans fële jaar ni loxo tubaab njaareen Gabon parti kii ni nangam ñëw nga 32 ans yi nu dindi ko sur 75 43 ans léegi 43 ans de vie avec 33 femmes léegi nu xool comment ça s'est passé avec tout cette rambambula comment xanaa daa amoon si bi kaso bi ay jours xam nga comme ni ñu koy defee retrouvailles conjugales wala xawma lan conjugal expliquez dates yi donnez-nous les dates de chaque femme période et kii sa wax gi leer mais ni que yéen a dàq bind tubaab bu analyser bu ko def ko si ay anal jël ko ba mais man sénégalais daal Sénégal day naa day metti bopp sénégalais day metti bopp gars yi nañu expliquer parce que léegi bu njëkk ba daan ngeen waxal ay mbaam sunu maam yi ay mbaam leen woon comprendre nu dara xam na leen xamoon il leer ga tool ga béy mu meññi buur woote nu dem toog sa ëtt ga hein larba palaa ba lijjanti ko ba pare comprendre nu rajo amul télé amul lu leen waxul xamuñu ko lu nu xam si buur leen ko déggee wala si géwalu buur yaa ngi comprendre te noonu wax ak dof yi jéem a dugal dara seen bopp c'était facile mais jamono ji nag Baye Fall gars yi waxuma la télé si poche de mais bibliothèque si poche leen yor télé yi fépp rajo yi fépp ba pare nag nu boole si nag gars yi jàngi gars yi bokk nag si yëy ay kayit quoi ku nekk léegi nag su ngeen def c'est 2 ères différents donc changer un peu le mensonge dooli leen tuuti professionnalisme fenn yooyu noonu mënatul fonctionner année bii gars yi yow parce que on se pose des questions dofuñu parce que xam nañ ni que 1 plus 1 égale 2 y a que les faux savants qui vont essayer de trouver une négation sur ce résultat. Mais nous, on n'est pas là à se casser. On avance sur la prochaine équation. Donc, gars, nous ne faisons pas que non, nos parents n'ont pas gaspillé leur temps gratuit. On n'a pas fait, mais on a fréquenté l'école, ça, gars. Nous sommes pas, on ne s'est pas arrêté aux classes ou nandité. Ou alors qui, en plus de fréquenter l'école, nous avons fréquenté la vie. Donc, bon, gars, si nous avons fait des boys, nous avons fait des juk si sen bop. Nous avons fait des waxu nen wax yoo xam ne ni que suñu toogee ba wal koo xalaat gisoo leen tubaab yi suñuy dem bay def film fiction di def ay affaire ay cascade ki gisoo luñ si góorgóorloo ba fexe ba gëm looloo fiction bi comme boog nag na gars yi tamit góorgóorlu mais yii nii du dox fen yu teer yi nii nag amoon nag en 2020 ngeen bëgg nu góobee ko en 2020 yéen kaawaay na en plus sax ñetti jabar yu bokkoon ndey ak baay demew fa noonu wax leen ma ban kii Seydina Omar waaw Seydina ki di fen bàyyi leen di boole eer yi ñuy wax lu kii ngeen yóbbu ko ba si jamono ba ñuy xeex yéeféer yi
bëgg faa jëlee ay exemple te yéen lépp tàmbalee ba affaire yi xeexoo ba tegu léegi yéen ngay ñëw ñun sax su du leen Serigne Touba non bu leen wax loolu Serigne Touba liggéey na Serigne Touba def na gaa Serigne Touba siggal na islam gaa mais du ko xeexal islam Sénégal bu leen wax loolu bu leen sàcc histoire bi bu leen yàq yëfu jàmbur il a fait ça pas Serigne Touba mbégte la woon mbégte Serigne Touba était content c'était un poète donc géwal la woon géwalu diine bi non il a fait un superbe boulot nag il était content il a fait le truc mu bind daanu leer bind cofeelam def ko ay rim teg ko mu jaar yoon jaamu tamit moom si boppam tamit wone exemple jaar si jaamu mais dafa ñëw fekk ñu ko doxal nee naa la bàyyi l'histoire de l'islam a commencé bien avant Serigne Touba Sénégal faut pas qu'on gaspille notre histoire aussi bu leen fooy Serigne Touba yàggul Serigne Touba démb la billaay wallaay du ñuy wax nii rek mais am nañ fi ay sunu yenn maam yu dëgër yi nii sunu xoolee si ruq yu ko fekkee Serigne Touba maanaam ni ko Ablaye Wade moo fi toogoon naan ba muy ñëw ki dawan na si sareet moo ngi woon sa gannaaw comme boog y a des choses bu leen foowee sunu histoire bu leen foowee sunuy bagage quoi du ko fay xeex daa ñëw fekk ñu ko fi jiitu xeex su nekkoon lool Omar Foutiyou Tall lan moo tax nu dàq ji ko ba si falaise va Njagaraay entre Omar Foutiyou Tall ak Serigne Touba ku mag Thierno Souleymane Baal entre Thierno Souleymane Baal ak Serigne Touba ku mag am na si ñu bëri ñoo xam ne sax man foofu laay mën a am parce que su ma xam laay mën a wax du ma leen wax loo xam ne ni que du ma si sori ñooñu ba ñuy xeexal islam Serigne Touba ñëwaguloon nee naa la am na si ay Dramé am na si ay Cissé tamit tur yi ñoo ma rëcc rek parce que bëgguma wax tur juum après nu génnaa ma fii mais même ba si Dramé Baye Fall ba ñuy xeex islam di ñoo nekkoon les premiers sax moo doon nekk imam les premiers élèves billahi Maba Jaxu Ba nit ñi ba ñuy xeex islam Serigne Touba ñëwagul Serigne Touba daa ñëw fekk ba xeexu islam non Serigne Touba air bu mu tombé du su xeex islam airu freedom la tombé Serigne Touba ba muy tombé du su ay affaire de xeex islam moom dafa tombé si airu esclavage airu freedom airu xoolal droit de l'homme moom air yooyu noonu la tombé airu esclavage bi xeex bi ay affaire de freedom libération ay affaire première ay guerre mondiale affaire yooyu noonu moom yooyu la tombé deuxième guerre si yooyu la fekkee donc bu gars yi di jël affaire yi di boole kii di yàq histoire bi moo tax Sénégal kenn mënu fee raconter histoire parce que lu tax gars yi les usurpateurs là les hold-upers ñoom ñoo fi bëgg a forcer benn wax boo xam ne kenn xamul lan la soo jógee nu bëgg a yuuxu ba gën fee yuuxu nii naan waaw gars yaa ngi attaqué diine bi am na ñoo xam ne dañoo bëgg a yàq diine islam léegi ñoom nekk nañ léegi ay porte parole diine islam tey parce que ñoo ngi wax ak ñoom te ñuy wax ak ñoom seen i mbokk jullit leen de seen i mbokk jullit ñoo sëgg nag tourné naa leen kat yéen a ngi yàq yoon bi nu jël wax gi tourné ko léegi mel ni que ñoom ñooy porteuru yoon bi ñoom ñooy porteuru yoon bi ñoom ñoo gën a xam nit ñi yoon bi que yoon bi ñoom ñoo ko defar quoi ñoom ñooy islam wax gi man loolu laay dégg toujours ñoom dañuy jéem a dëgg islam pour teg islam si suuf jël benn tarixa yëkkati ko si kaw te tarixa bi ku ko ubbi ku ko andi si ginnaaw ku nu basé wu kooku nekkoon le poète yoon le poète du prophète ku doxal loolu paradoxal poète du prophète bu doxal loolu laa lay tegal ah sama gars yi lii moom après dama koy publier lii je l'ai publié quoi comment what the fuck ndeysaan
am na yoo xam ne da nga leen koy won day koy kii sa gars yi seen xol yi jeex ndeysaan. On va faire la lecture. On va faire la lecture. Appel du grand marabout à tous les musulmans en faveur des bons d'armement. Tchei. Tchei. Ndeysaan kii ndeysaan sunu maam Seydina Issa Laye grand marabout de Yoff gaan ay 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 daal dig ma nokkalu nag waaw dig ma nokkalu de dig ma nokkalu ye seet dinaa leen ko publier après ngeen def lecture dinaa ko publier ngeen def lecture bii moom duma si jàll damay ñëw rek publier ku nekk def lecture dinaa ko publier on va faire une lecture on a de quoi faire de la lecture aujourd'hui hey tey yàlla ah Seexul Xadim comme yii yëpp am na sama gaay man sama bopp bi sax ngi xese ne saa yi def naa ndur xam gaay di naan lool naan tux nga bon saa yi nag tux naa nag saa waay yeah ah Layda try that one bye instant yi def naa sapin lapin mandeti na billahi mandeti na xool yii ñëw may dóor yii laay mande xool leen ma lii si yii laay mande bi non kii après dama leen koy partager ngeen def bi man du ma wax man damay laajte man ak yéen a yem je fais seulement des tournées ay affaire di kii di dugg si ay ruk di jot amit ay affaire di lire ma exposé ko nous tous on discute rek xoolal jarul mer jarul kii on veut connaître affaire dafa jaxasoo dëkk bee kalamtu dëkk bi kenn xamul man tamit sax su weesoo lool ba le grand serigne de Dakar ay affaire de la comprendre leur utilité grand serigne de Dakar attendez man loolu tamit foog nit ñi expliquer ma ko c'est quoi son rôle grand serigne de Dakar qu'est-ce qu'il apporte au en fait c'est qui ce gars man ji Sénégal kulun yëfu kulun rek ban apport grand serigne de Dakar sama gaay bàyyi ba pare grand serigne de Dakar ma ñëw parce que man grand serigne de Dakar ma laa bëgg nu expliquer ma lan mooy njëriñam lan mooy doxalinam lan mooy fonctionnalité am lan mooy ay bagaasam moom daal en fait qu'est-ce qu'il est grand serigne de Dakar qu'est-ce qu'il est man je comprends pas keroog gis naa saa waay comme clown sol affaire teg mel ni lu ci décoration mi comme musée arrêtons cette connerie cette blague dëkk bi daa bëri ay blague trop ay ba pare wax ban non mais affaire bi doy na waar
grand keroog maa ngi dem ko mbarki dem maa ngi seetaan tamit sama mbokk gabonais yi xam nga page bu may faral di partager rek Sénégabon maa ngi koy partager parce que waxtaan bi day xaw a neex quoi waa APR la seen biir ils gèrent leur problème quoi yaa ngi comprendre voilà y avait un problème ça a commencé derrière nu dem ba fii ils gèrent leur problème ñu gars yi lu nu leen digool lu nu matalul gars yaa ngi ñaxtu tamit di wax di teg moo tax j'aime aller tourner là-bas pour léegi souvent di wax tamit di partager pour que gars yi comprendre dégg ngeen wax gi foofu nu mu fa demee non mais nee naa la da ngay ree ba tas laa la wax député buñ fa invité keroog soi-disant xaw ma madame xaw ma Nan Seck député de la diaspora nee na noonu moo géré Cameroun Angola ak nu ngi koy waxti Gabon ñetti dëkk la nekk député donc elle touche 3 salaires Seck halpula bandiraaɓe alaani ko fuuf moom la maire bi wax bu leer xamunu lan la lu yaay booy di expliquer xamunu lan la lu muy wax kenn xamul lan la elle a fait le live raconter sa merde si paa bi wala ko Macky Sall ko wala ko jeebi wala raconter sa merde kenn comprendre lu maire bi di wax député maire 3 places jeunes yi toog di footu jeunes yaa ngi nekk Sénégal nekk ay jëwrin nekk si taatu bâche yi di lijjanti nekk di maire yi di rawale xaalis beeg paa yi bàyyi di dóor yu metti yoo xam ne logement yu ñu diggoon gars yi yàppale gars yi Gabon sax pour génne nekkate xaalis bu leen gars yaa ngi koy dugal seeni poche gars yaa ngi koy lekk Baye Fall la ilaha illallah kii nag moom tey laa koy bloqué galas tey la woon sa tey quoi bye bye gars yi dañoo foog ne que c'est tous les jours qu'on vient là pour raconter de la merde temps yi nag naa leen ko wax nag génne naa suy bale bi xam nga boobu ba léegi maa ngi wax di poser ay questions gars yi duñu tontu ay saaga la ay affaire de kii man saagawuma sama wax nag moo nekkee nii wax gi moo tegoo souvent nag je suis dans mes états mais léegi su ma demee ba mënatuma si yooyu damay bloqué may suy bale bi temps yi ñëwaat na ku fi nekk di saaga ki di ruube ki di andi ay waxu no sense te amoo loo mën a wax nit ñi tegoo fi réponse tegoo fi loo xam ne ni que mën na yee nit ñi je te bloque comme ça ngeen xam ni que du ay vues moo nu fi teg fii cofee la nu fi teg xol moo nu fi boole étoile moo nu fi teg su ngeen xamugul loolu yeewoo leen ba léegi ñun on va vous réveiller nag dinañ leen yee ba ngeen ne cocc ni cororoj kenn du fi maandu ay maandu leen noppi kii comme ça ngeen mën a taal dëkk bi kenn maanduwul on s'implique ba nuy maandu la dëkk bi tàq maandootunu man daal lu ma gis léegi nag daf ma def ay reete dinaa ko partager ak yéen quoi ñemewuma koo wax quoi dama koy partager ku nekk lire def sa propre analyse prochaine fois nu ñëw toog ma déglu si seen xalaat ñemewuma koo wax quoi parce que tem gars yi foog ne maa ko bind wala man maay wax te fekk man dama sopp rek ma si dugal sopp mën na lijjanti sopp rek xam nga sama làmmiñ bi tamit foog ma dagg ko quoi wax rek loolu rek ma si dugal waaw mais daal naa ko partager quoi parce que affaire yi moom on ngi doy waar mais lii dina leer rek gars yi di ngeen génn xeex génn waxal nit ñi wala affaire yi leer te lu ngeen si xamul tubaab yi ñu doon sàcc démb ñëwoon di nu mel daa am xaaju si tubaab bi yoo xam ne tey danoo rus ba rus ba xam nu fu ñuy taxaw pare nag pour dimbali nu pare pour jàppale nu ko parce que kersa bu nu àndal ndeysaan bëggatuñu koo dundaat moo tax tey jii yu bëri di feeñ gars yi loolu leen comprendre seen sët yi ñoo koy génnee du seen bàyyee kii de mais gis nga ñu ñuy xeexee ni di génnee si tubaab yi tamit seen sët yaa ngi xeex loolu ngeen comprendreul ñoo seen maamee ko dencoon def ko si kambis yeeg si mbaar yeeg affaire yi seen sët yi feeñal nen ko léegi nag si biir sët yi am na sët yu ko même majorité wu sët yi nag dañoo yeewu déggoo leen ma de si sët yi ñoom ñooy génnee papier gisoo leen keroog tout dernièrement kan moo feeñal affaire
tirailleurs yu doon rey France tirailleurs yu ñu reyoon France bëggoon nëbb histoire bi kan moo ko génnee du sët moo demoon di moo doon collectionné di collectionné lan ay photo ancien guerre ay photo tirailleurs dem ba si benn kii kaaf rocci fa benn photo xool photo yi attiré attention mu xool affaire bi attiré attention mu jug dem li jënd affaire bi am lu mu ko am mu ne leen non lii mënatuma koo noppi lii foog ma wax ko mujj ah du sët yi ñoo ko feeñal te bu amee ba mu amee ñaata at ba tey gars yi doon ko nëbb sët yee ngi feeñal de waaw bu leen foog ni que sëtu nit ñu ñuul rek ñooy xeex même tubaab yi ñoo ngi xeex gisoo ñan ñooy jàppal gis ngeen fii ba gars yi di génn naan la Black Lives Matter xaaj bi da ngeen gis ay nit ñu ñuul de mais beneen xaaj bi li ngeen di gis ay xonk nopp yu taxaw ak tubaab ba nit ñu ñuul yi naa leen Black Lives Matter yeewu leen di ngeen génn wax de su ngeen génn lay wax affaire yi dina génn billaay wallaay taala yéen vous n'avez rien vu da ngeen foog ni que ñun ñooy cëppeel ñun cëppeelunu ñun ay masare leen xam ngeen da ngeen yori seen i masare yàlla tamit yore ay masareem noonu la fa doxee nag léegi nag acca nan fa dox waaw mais nag xam naa ni que nag moom seen masare su gañee ma xam ni que yàlla du tus waaw yàlla ñun ma yàlla leen àndal te ñun wóolu neen suñu mbër billaah ñun ñooy masarewu yàlla yi du ñuy wax ba mu neex da ngeen di jàng wax rek ngeen dem former ay pas ñun nag ay boo yu mën wax billaahi yéen gisagoo leen dara ay boo yoom waxuma leen wax dañuy ndar-ndari ay alwaxa dañuy wax ba masarewu yàlla yi ñun ay saxaaba ak baqaaba ay malaaka ki jinne la ñuy toog di waxal yéen nag moom ay bopp nit ay nopp nit ngeen di yëy tey la fii di neex on va tout yéen tey la fii di tàng jër mel ni sabaru bukki fii tey lay tàng jër mel ni sabaru bukki laa leen wax gi dina leer de amul ay affaire loolu ngeen doon naxee nit ñi am leen cër waaye yow amal yar waay yow am leen cër am leen kilifa waa xale yi nekk si ginnaaw noppi rek toog di xool paa yi di taal dëkk bi jàpp xale yee baaraam jàpp lu nekk li jët soo waxee noonu la waaye nit dee am kilifa waaye nu c'est fini ça kilifa da koy nuru c'est comme ça que ça marche maintenant kilifa da koy nuru ku wàcc sa ànd soo wàccee rek nu roof la yaa lay ruux mag bu fi wàcc kii mu wàcc nu ruux la dara day dox rek dëkk bi moom dina dox si nii baa si ne mais du ñu toog di seetaan comme ay fou quoi toog nii di seetaan rek ay nit toog di bërëg muy dox ñun ñuy toog di seetaan dootuñu ko def mag bu si wàcc sa ànd ñëw di cëppi di boone di kiris koros wala di sol yi jëngal nu ruux la wax gi jeex na c'est clair wax mag bu fi wàcc kii dafal yëfu mag dama toog place su mag ngay bëgg booylu ngay ñëw di jéem a ki nangam da ngay wàcc nu ruux la billaahi ay mag yu bëgg yu yomb yi quoi ay gars yi nga xam ne kii dina fi dañ de gars yi yéen teg leen ko sama loxo rek jàpp leen si rek teg ko sama loxo dina si dañ fii lay dañ waa leen wax loolu yéen kay moom jàpp leen si rek teg si loxo ngeen xool fii lay dañ day dañ looloo nu bloqué looloo nu sonal comme ni ma leen waxee mairie paay ay cancrelin yu jàngul kii mais man Macky Sall toog non du ma ne sax may africain non gars yi damay si xool si poste yoo xam ne gis si ay cancrelin ay sàcc xam nga ñooñu tamit ay sàcc leen c'est des voleurs xam nga lu tax may wax loolu tey jii nii yow jàngoo amoo diplôme mënoo nu yëkkati place boo xam ne ni que diplôme a koy doxal ay këyit a koy doxal xam-xam yow bàyyi woo ko pour ñu am xam-xam bi def ko nga dem nga jël ko da ngaa sàcc parce que instant bi da ngaa toog si place koo xam ne moo ko waloon yellool foofu nga mu sàcc nga te lu mu fa toog doo fa def tus sàcc la bàyyi mooy loolu moo taxi de maa gars yi man fii laa yem ak yéen maa leen di ñaanal yéen ñëpp xam nga ma pare ma daal di leen yónnee affaire bi ma exposé nu def lecture nu expliqué wante rek nu daal di xam nu mu fa demee quoi non mon frère 5 milliards yi du raw
gars yi ñooy wax rek seen yuuxu bu metti bi tegu màggal la ñuy wut màggal bee jot comme nu ma leen ko waxee woon corona bi daa am lu bëri lu mu handicapé sasi kii di nangam corona bi lu mu handicapé gars yi comprendre nu ko looloo tax sëñ Bass Abdou Khadre dem jëli 5 milliards yi si suñuy 9 hectares ñëw di kookoolu si kaw nit ñi di bandilu wax naa ko fi si benn live gars yi n'avaient pas compris di wax ma non ma ne leen Baye Fall yéen su ngeen foogee ni que Sénégal seen adiye yi mooy def màggal bi mooy joxe ay affaire ki da ngeen di nax seen bopp ba ma ko fii wax gars yi di ma saaga te yéen après gis nga on vous l'a prouvé nee naa leen Baye Fall lu tax sëriñ si doon jooy di yuuxu passeport diplomatique ak i visa Schengen xam na lu tax parce que xaalis bi fii la koy amee si gars yi diaspora bi la koy amee Baye loolooy def màggal bi yéen xam ngeen gars yi suñu wëlbatikoo wëndeelu si Europe bi ba pare ba wàcc Sénégal ñaata la ñuy yóbbaale xam nga ñaata la ñuy teg ay maletu xaalis la ñuy teg Baye Fall gars yi fii du ñuy toog am ay daayira di def ay chaque vendredi ay 10 euros ay 5 euros ay kii loolu c'est tout au durant de l'année ñuy deeta waaye nag sëñ bi bis bu wàccee ba gars yi dégg ni que sëñ bi wàcc na gars yi daal di fa wàcc ay 80 euros ay 100 euros te loolu nag moom mooy la base mooy ñu nekk si suuf booy nekk si suuf booy am nga ñu liggéey bi doyul afay ki mais gars yi doxal bu baax ñu am une bonne vie ñoo dañuy ñëw sëñ bi day kii dañuy daanu leer soo xefle ñu jox ko ba 1000 booleel ko ay coob booleel ko yëre ki ay dàll moo tax sëñ bi du bëgg a gëj fii nii bëgg a gëj mbedd bi toujours moo ngi si taxawaalu ba ma koy wax gars yi di mer mën naa leen lu tax sëñ bi du gëj foofu du gëj fii parce que kolo bi fii lay ñëw nu fat ko héberger ko defal ko dundal ko jox ko mu lekk aj ko si kaw jox ko xaalis gu weex tàll $100 bu nekk 50 000 la su dollar bi yéegee su wàccee ba wàcce yaa ngi 45 000 $100 bu nekk noonu lay demee par personne ak lu nu boole woon di ko yónnee di ko cotiser si at bi yëpp moom la saa waaye nag di jël nit ñu loolay dem si màggal bi mais ren y a pas de ça air yi dafa bloqué ren kenn demul kenn ñëwul ren kay ku nekk lu nga am mooy loolu toog mais les gars ils ont trouvé une alternative danoo dem jaay lu ñëpp bokk pour récupérer ko jàppee ko di addiya yi ba léegi rek non mais gars yi mesquin gars yi sadik waaw nekkoo leen fi joxe woo leen mais maanaam ni que teg bi ñu ñëpp a ko bokk léegi di leen ko jaay mu nekk seen joxe quoi mu nekk seen teg Baye Fall ren du ma ne màggal gi du dox de mais ren ñu xam màggal dëgg su ngeen duggee màggal di nga xam ni am na lu wàññeeku màggal baa ngi ñëw màggal bi su rombee di nga xam ni que comme ni gars yi naan xawma lan bu ren bu déwén bi gën fay neex ah mais bu ren de yu fi jàll yëpp nar nañ koo gën a neex parce que daa nar a ànd ak coow du leen ko bàyyi góor jigéen yeeg défaillant yeeg kii bi naankatu sàngara yeeg ricles yi ak gars yi coow bu mu nar a ànd non ren kay nar na doon màggal bu doy waar yàlla na fi yàlla bàyyi bakkenu sëñ bi rek ba mu fekkee ko xam nga tal ko ba romb ko jàmm ak salaam parce que temps yi nii sëñ bi sax kenn du leen wax dëggantaan si lu mu ne sëñ bi kenn xamul lu mu ne yor sa xalif général gars yi sax xamul si xalif bi lu mu ne suñ ko gisee ba gis rek occasion affaire am xalif bi gént nee naa ne bàyyi leen xel toujours su ngeen ko gisee léegi day tëdd rek saa yi rombee moo ngi tëdd wala am si ku mu wéeru ay kii bàyyi xel rek jox leen nu xalif bu jeune lu tax gars yi ñemew noo teg xalif seen morom les petits cheikhou la ay Modou Kara ay Abdou Karim ay Bas ay borom ngàcce xawma kii nangam tous les petits cheikhou yu toog depuis des années yore ay ngandi palek ay parking oto yu dul jeex di takk di teg rek am na si ñoo xam ne sax def nañ fi ay mariage 1 semaine xool xale bu mooy tax ko 1 semaine laal ko xoolal semaine bu si topp bàyyiwaat yëpp fekk nañu fi xam ne nu mu demee léegi gars yooyu noonu lu tax léegi ñoom ñemewuñu daa di jël xalif généralu seen jamono tamit day xam ne ni que day metti day tàng day am ay opposition paa yi rek la ñuy dem jël paa yu feebar yi dem nommer leen dem xool paa bu feebar bu wala faju ñëw teg ñu daal di ko jël teg ko pour muy faju du dem gars yi du sax comprendre sëñ bi xamul lu xew sëñ bi amul lu koy muuroo di ko use jëmmam beeg baatam bi mais xamul xew amul kàttan bi
amul kàttan bi da ngeen di bàyyi xel jamono yu ngeen amee woon xalif yoo xam ne amoon nañ kàttan duñ doon dox du leen doon gis duñ doon lijjanti dara day am sa nu woo président su dul loolu nu wàcc duñ doon dox duñ doon bouger duñ doon bouger billahi wallahi mais nag comme nu ma ko waxee moom wax gi mënul neex maa ngi yenn gars yi di jooy kii wérul kii dafa dof ay kii ni nangam c'est normal danaa leen dof sëñ bi ko wax de dof yaa ngi si biir nit ñi nit ñaa ngi si biir dof yi nag di dox daa nag dégg-dégginde nee naa leen onze billahi fou habillé les fous en xaftaan xam nga ni ko fou bu sol xaftaan nit ku sol xaftaan solu parfum ba neex ñëw toog jàkkaarloog ay nit naan leen soo sawee jàpp si mën ngaa am julli xam nga ni que nee naa leen bu fat c'est extraordinaire dof yu mel noonu suñ ko amee comment vous vous étonnez de voir des fous comme moi bu mu leen jaaxal bu mu leen jaaxal tollu nañ jamono joo xam ne nit ñi dañuy parfum ba mu neex soli xaftaan sol seeni mbasin wala sol seeni affaire ñëw toog di fen di duul et vous voulez vous étonner de voir benn combo bu toll si digg ndawam di dox ñëw du ma fen tamit du ma duul non mais Baye Fall yéen daal nee naa leen wax bi dafa ne affaire bi ségrégation ngeen ko bëgg a def mais du dem man ak yéen pik ak peel ndegoo lu ma wax de yéen am ngeen sérieux problème vous avez de sérieux problème man ak yéen ba ngeen may nu jàmm laa man ak yéen ba ngeen may nu jàmm par nii wala par ne billaay wallaay non mais gars yee neex non Masare duul yore si ay kër ak keneen ku demoon attaqué ji kii bi waay ku demoon attaqué mon copain Assane Diouf doomaraam bi moom nee na leen si ay fen kay la amee étage R+3 am si parkingu oto am si tool di si bay xaal non mais yéen bàyyi leen discrimination ñu cuccu c'était un plaisir quoi c'est 3 ou 4 jours ça a été un plaisir dama nga créé waat beneen faux profil nga ñëwaat mais bii dama koy bloqué parce que amoo jom amoo fulla amoo charisme tu n'as pas de charisme tu es comme une tapette quoi bye bye nu doxantu tey nee naa leen solo suy bale di ngeen defar ay 15 000 faux profil pour ñëwaat may maak yan rek dinaa leen bale yee ñëpp parce que xamoo leen buur saay na nu na leen buur raxas na këram quoi Thomas bàyyi ma Thomas jaata bàyyi ma teenu Kawsara man teema dem sama yoon man lay wala voilà Mamor Mbaye xaw ma Mamor Mbaye Mamor xaw ma lan man kay waxuma la dul rek mais Mamor Mbaye kay moom mooy loolu Moussa Diatta teenu Kawsara ak uru ay nii maam jaaray de gooma de ak poonu yi nee neen poonu ay poonu non boonu poonu waaw teenu Kawsara yi kay moom yii balaa moo mën a bëll nag nga commencé dégg nag xaar bii nga de boo ko commencé dégg rek mooy appel bi daw si leen bu daw si leen gaa yi nga dégg maa ngi ñëw ay teenu Kawsara yaa ngi dem bàyyi cant yaa ngi commencé ngay gis gaa yi di pivoter kee mer ñëw jël affaire ne day dóor kee ñëw nee ne day dugg noonu si café gi yéey non kaay leen nga dégg kaay
kurep fii déggoo beneen kurep fii lay des kurep fii lay des kurep fii lay des kurep fii lay des kurep xam ne lu tax mu kurep fii lay des kaay leenu naan baa ngi fii lay des gars yi def sapel lape balaa canti bee jeex ba gars yi toog na allahumma salli wa sallim ali rabbi loxo yi nii lay def gars yi pare nañ nga gisee gars yi naan bu nu toog bu jub sax duñ ko mën léegi dañuy obligé sukk suuf di basculer ñoo ngi ñaan noonu ñooñu de nee na ñun ñoo attaqué islam nee naa leen ça part en couille ça part en catastrophe gars yooyu Baye Fall rëng 3 heures du matin 4 heures du matin laa lay tegal de am na ku ëmb am na ku am hypertension fële kenn épileptique ñeenee ngi am maire ba seen yoon da say ne miiru jàmbur yëpp nu saw ko miiru jàmbur yenn kër yi nag ñu si gën a réew tëb profito tëb sàcc am na si ñoom dañuy sàcc si xam nañu fa tegoo suñu nee sax dañuy invité sëriñ bi wala sëñ bi su affaire yi tàkkee ba tàng ngay gis sëñ bi jóge fa lay ñëw gaare ndaamaaram jaar si kanam gaay nee ne noonu dañuy daanu yàq këru jàmbur yi rëdd miiru jàmbur yi ñiy saw fii ñiy puub fee ñii këpp nañ fa lay yëkkati nañ ni bordel bi jóg mais man daal nu ne leen léegi kaay nu dem xooli Charlie nee na hebdo na gars yi kay ñemewuloon génn waaw waa gendarme nee nañ fii léegi kenn dootu fi muuru kenn ñemewul génn yéen kenn du mais daal c'est extraordinaire gars yi noonu takk pollu yi nag léegi attaqué nañ islam yéen looloy seen islam yéen loolu mooy seen islam ñoom dañ attaqué nañ yoonu islam way gars yi ñëw nañ attaqué yoonu jullit waaw yoon diine gi moom laal nañ ko te du dëgg suñu mag yéen seen mag yee leen wax loolu dafa bokk si diine looloy islam mais c'est magnifique ça part en couille waaye ku repp fii lay des kay moom moo tax gars yi jamono ji repp nen la ilaha illallah yaa nu yàlla suturaal rek moo tax daal kon ma koy waxee boobu sama commune laa ko doon may Moussa Diatta Thomas may naa la boobu si teenu Kawsara yi maa la may boobu quoi parce que affaire yi nee naa la c'est extraordinaire soo toogee di seetaan Sénégal rek film la soo bëggee moo tax soo taay mu bëri ay scénariste yi lu ñuy bind lépp si gars yi lañ koy xool y a trop de scénario Sénégal soo bëggee nekk scénariste toogal di xool gars yi ñooy cinéma gisoo keroog pa bu nu wone muy wax si affaire saw mbedd baaxul soo sawee mbedd duñ laa wala kii ni nangam fekk fàtte na ni ko xoolal 2 minutes avant nu koy taalal micro bi gars yi ko filmé mu jonkon di saw si mbedd bi yooyu ngay am Sénégal laa lay tegal nii sama gars yi ma daam sama suppu kànja bu ma wala dem teg ne rëgal ko léegi xaale ma ñëw raccroché xam nga dem lijjanti sama cin bee xam nga lijjanti sama bagage def yëfu immigré yéen a ma gën a xam maa leen di ñaanal yéen ñëpp ku si nekk fu nga nekk yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla musal si seytaane yàlla na nu yàlla giddiwaat yàlla na nu yàlla def ay nit ñu am jom yàlla na nu yàlla boolewaat ba nu mën a liggéeyal suñuy doom ak suñuy sët comme nu ma koy waxee rek instant bi fu nu toll si combat bi nu nar a jëriñoo si lii nuy xeex narut a bëri jëriñoo bi moom ku siy séntu jëriñu doo xeex parce que combat bi ni lu ñuy tàmbale la mais pour mu pare du nekk lu gaaw te lii pour suñuy doom la ñun nag lu ñuy jëriñoo mooy lu suñu waajur yi liggéey ba pare te suñu waajur yi ñoo liggéey cette merde moo tax nag léegi ñun lan leen mën a def mooy jéegi essayer de redresser ce cap redresser lu ñu si mën a redresser daal di dem bàyyi suñuy doom nu daal di ñëw jël le relève dañ fexe nag ba tàggat suñuy doom tàggat suñuy sët si jub si dëggu si ubbi seen xel tamit ak i déglu bañ a nekk ay mbaam parce que ku fi nangoo nekk mbaam rek bu mu la bett sa njaboot ak say sët ak say lépp ñëw tamit topp si yoonu mbaam te boobu noonu quoi na nga xam ni que yow yaa ubbi yoon bi rek ñoom du ñëw topp si waaye famille révolutionnaire boo gis day am ay révolutionnaire yu fay judd comme bokk nañ doon nu ñëpp ay révolutionnaire yàlla na nu yàlla def nu ñëpp ay Abdou Karim Gueye ay Guy Marius Sagna ay Thomas Sankara ay Bob Marley xoolal les grands révolutionnaires ba si maam Serigne Touba maam Serigne Touba Khadim Rasoul wala xawma nu ngeen koy wala Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wala lang mais man dama naan ko sunu maam gu baax gi dama naan Ahmadou Bamba baax sunu maam bu baax bi moom ak xam nga Cheikh Fall Cheikh Ibra noonu ay jàmbaar lañu woon
voilà su ma ko yemee si seen yi nag waxuma nag si ay parce que gars yi kii man nekkuma fii bëgguma nit wala topp ma nit si ay fanatisme du ma topp nit si ay fanatisme ay non julli na si géej bi ay non principe mi laa si wax principe mi laa koy xool mooy lan gëm boppam taxawal xeexal nitam au moins avoir marqué une histoire donc ça rek c'est à encourager à féliciter quoi léegi nag moom le reste c'est à nous de le compléter parce que suñu amoon jamono jooju benn ay ñaar ñett yu nekkoon si alentour yi jamono ji waloon nañ say am 100 ba 200 ay bañkat yu nekk si biir dëkk bi waloon naa gën a law mais kat ñoom daa mel ni seen liggéey bi c'est zéro parce que au lieu affaire bi gën a law au lieu que ñu am ay bañkat mais ay fenkat leen yor ay fenkat yu bëri fenkat ba dëgg bi xamoo fu mu féetee moo tax nag mooy loolu non Akhenaton maa leen may babi parce que damaa sonn si cee Guinéen retourne chez toi pël Fuuta bu bon bi ay affaire de kii xam nga gars yi du ñuy wax di saaga ils ne comprennent pas moo tax moment damay taw si ma ne leen boo léegi Serigne Touba nu mu sant Serigne Touba lan la yéen su ngeen demee ba ngeen saaga pël yi ngeen dem di saaga di wax ay affaire de ethnicisme di wax ay affaire de ethnicité yooyu affaire de kii comme bokk yéen sëñ bi lan la lan mooy santam sëñ Ahmadou Bamba Ba wala Mbàkke wala Baari comme ñoom nu ngi koy wax parce que duñ ko def si diggante 3 affaires loolu la amoon lu may wax naa leen peace and love and harmony yal na leen yàlla sàmm. ana be kontaan yi may kontaan yi su ngeen di ñëw da leen andi ay ndox yu sedd da leen andi ay ndox yu sedd wala ay boisson whatever lu ngeen bëgg daal da leen koy teg di cons di bëggee seen bopp xam nga café gi sax su ngeen bëggee xam nga lépp xaj na si bëggal seen xol yi naan ndox te xam ni que jamono jii nu toll du jom nekkatul jamono xoqatal on s'en fout di ngeen ko dégg par force dégg ngeen ma voilà man temps yi damay dégg de gisoo leen maag sama jurgóot bi adago aywe kii de man gars yi su ma déggulee lu ñuy wax rek ma xocc sama jurgóot bi man dóor ay aller retour billahi maa la ko wax de da leen déglu ma paatee ngi moom laa tuddee ma paate pour mën dégg sëñ bi nga nu mu mal ma paatee ngi noonu de souvent gars yi du ñuy wax doo comprendre sax foog nga nettoyé waat affaire yi kii di teg doo comprendre lu ñuy wax mooy loolu peace and love koj leen affaire ma yónnee benn affaire léegi ma publier benn affaire